asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu waa Sénégal di profiter ci occasion bi di massawu waa Sénégal ci lii ñu dal nii démb muy décès président Ousmane Tanor Dieng ñu koy ñaanal yàlla xare ko aljana firdawsi mu rëccu lépp lu mu doon defee ci àddina yàlla baal ko ay bàkkaaram yépp di ko ñaanal suñu borom bu baax a baax di massawu famille am di massawu aussi famille politique am di profiter aussi ci occasion bi di féliciter suñu Lions yi di leen ñaanal ñoom tamit yàlla final bi incha allah vendredi yàlla yóbbu ñu ci jàmm ak salaam Sénégal jël ndam li indi ko fii bu soobee yàlla ñun ñëpp ñu daal di kontaan Sénégal daal di jëm kanam comme niñ koy waxee. di ñëw nag tey di def vidéo bu gàtt live bu gàtt rek di waxtaan di leen wax nag que ni namoon naa leen trop xam naa ne gëj ngeen ma gis ci ay live xam ngeen bi ñu jógee ci élection yi ak yi fi jaar yëpp ak coono yi ak yooyu te dootuñu xale donc il fallait que ñu noppaliku jël recul ba xam fan la ñuy teg suñu tànk mais il se trouve que dafay am ay affaires yu fi am yoo xam ne il faut ñu jóg wax mënul ñàkk parce que daf fi am ay yoo xam ne que ni franchement yu ridicule yu fiy jàll comme li ñu dégg tey ci réseaux sociaux yi nee naa leen tey live bi du yàgg c'est juste pour éclaircissement pour que sénégalais yi xam exactement ce qui se passe ak tamit fan la jóge ñun xam nañu lépp dañ leen di wax ni que xam nañu fan la jóge lii jógewul APR c'est dans l'opposition te lii dafa ñaaw président Idrissa Seck benn du seen moroom ñaar moom cheminéwul ak yéen parce que yéen fa ngeen jëm moom jëmu fa li ngeen di def moom defu ko président Idrissa Seck dootul xale ba ngeen bëgg ko dugal ci seen affaire yi ngeen di def na ngeen ko ci génne Idrissa nag du moom du génn di waxante ak yéen ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay militants ñun ñooy taxaw waxante ak yéen wax leen bu baax a baax ñun xam nañu affaire yi fan la jóge lépp xam nañ ko xam nañ affaire yi fan la jóge lii dafa ridu c'est à la limite pathétique comme on a dit parce que yéen lii dafa dem ba dafa ñàkk fayda et puis les gens ont compris nit ñi comprendre nañu yëf yi fan la jógee ak naka la demee yéen Idrissa Seck yàlla moo ko fi teg yàlla moo ko def deuxième loolu nag ku mu naqari dangay sonn bu fekkee ni ñi nga xam ne dañoo yaakaaroon ne dañuy jël deuxième ba tax tey place Idrissa Seck bii Idrissa Seck am mais ngeen bëgg fee nekk di diaboliser nit ki di calomnier di wax loo xam ne naka si dul noonu franchement yéen sénégalais dañoo dem ba sax dañ leen a mere gis ngeen àddina nee naa leen lii ab politique bii dafa mel na làmb rek jaar leen ci mbappat mi boo leen paree ngeen dem petit combat boo leen paree ngeen soog a dem grand combat Idrissa Seck moom leader bu mag la donc mbër mu mag nag du waxanteeg mbër yu ndaw yi mbappat yi nañ leen waxante dëgg yéen nag affaire yi xale yi ndaw rek ngeen fiy def xale rek ngeen fiy def parce que boo leen demee ba Idrissa Seck ak ni mu jàmburee ak ni Idrissa Seck jàppee njàmburam ngeen bëgg ko fee génneel ay dafay wax naan faraluma Lions yi ndax Macky Sall la il est où le rapport Idrissa Seck c'est un citoyen c'est un patriote boo xam ne que ni mais dafa bëgg dëkkam Idrissa ku gis ni élection yi demee bi yoon gis comportement Idrissa Seck gis ni ko Idrissa defee xam ne Idrissa Seck c'est un vrai homme d'état te sénégalais yi ci loolu lañ ko nawee parce que man mii di waxanteeg yow ñaata nit ñoo ma interpellé di ma wax sa leader bi ni mu ko defee noonu la noonu mu comporté woo noonu la Idrissa Seck lakkloowul kenn dëkk bi Idrissa Seck xeexloowul kenn génnuloowul kenn ci mbedd yi jàpp njàmburam la def xam li xew lépp mu teg ci tànkam daal di toog ci biir këram jàpp njàmbur ni ay militant génn loowu ma leen toj loowu ma kenn dara def loowu ma kenn dara bàyyi lépp ak yàlla mais yéen lan ngeen bëgg sénégalais lan moo tax yéen bëggu leen jàmm sénégalais sax du ñoom dama ni opposition bi yéen ñi ko def xam ngeen ni nekk ci sans morve sa mouche xam ngeen bu baax kan moo ko def ñun nag dugg nañ ci page am xam nañu bu baax ki def affaire bi di nga ma seetaan te xam nañu bu baax a baax yow kan nga xam nañu it fan ngeen jóge dañu ni ngeen jaar ci affaire xale jël les escaliers bañ a jël ascenseur bi ndax ascenseur boo leen ko jëlee doo leen def lu dul kale yéen nit ñi comprendre nañ leen def leen nànk
ngeen xam ne affaire bu du njëkkante du course de vitesse course de def leen nànk da ngeen def nànk encore une fois pourquoi ngeen yàqamti ba fi mu nekk ngeen bëgg a jël Idrissa Seck def ko seen arme di ko xeexee ah Idrissa Seck bokk nee na pat waxul ci affaire pétrole bi du wax ci affaire pétrole bi du ci wax tey du ci wax ëllëg ndax Idrissa Seck magum jëmm la du wax ci lu mu xamul la mu waroon wax ci pétrole bi ñaata vidéo génne nañ ko fi la mu waroon wax ci pétrole bi yépp wax na ko si kon nag bàyyi leen jàmbur encore une fois bàyyi leen jàmbur Idrissa Seck mënoo leen ko mettre en mal ak les sénégalais parce que sénégalais xam nañu Idrissa ban façon nit la sénégalais xam nañu Idrissa Seck de quoi il est capable ba Lions yi waree dem CAN bi Idrissa Seck def na benn publication ci page officielle am souhaité leen bonne chance ba ñu waree dem final Idrissa Seck def na publication ci page officielle am daal di souhaité waat leen bonne chance pourquoi ngeen di dem di ko di yàq di calomnier pourquoi mais yéen da ngeen ridicule yéen da ngeen ridicule arrêtez il faut arrêter yéen ñi leen Macky Sall def nii donc dafa baax ci yéen ndax yéen a ngi fi nekk porter le combat nekk fi jël yëf yi yenu ko Macky Sall ni leen ay ca dem leen gis ngeen barki dem ba ngeen wootee gisu leen kenn lu tax léegi da ngeen bëggoon Idrissa Seck bokk ci loolu ñu koy sànni ay lacrymogène ak di ko ñàkkal fayda muy daw à travers le monde ñu koy gis du dox ci loolu yéen nag comporté ngeen le combat daal di ko jël defee ne yaay nit ñi dañ leen ciy topp kenn faalewu leen te boo leen ma weddee dem leen continuer waat ba après CAN bi ngeen continuer waat doo leen gis personne parce que nit ñi amuñu seen jot li ngeen bëgg a jël politiser ko moom moo dul yoon nit ñi xam nga fi mu nekk ci lan lañ nekk ci dialogue national lijjanti suñu processus électoral bi lijjanti suñu fichier électoral bi ba xam nag ci bu ñuy demati élection ci yan condition la ñuy demee élection ñun doxewuñu comme yéen ni ngeen di doxee yéen ay xale ngeen li ñaan bojo bojo yéen ay bojo bojo ngeen parce que comportement bojo bojo doo ngeen am yi ngeen di def moo dul yoon yii nag dinañ ko wax tirer la sonnette d'alarme ba àddina yëpp dégguñu ñu xam ne que ñun jàmm suñu kudd jàmm la ràcc ñun ak yéen duñu ay ennemis ñun ak yéen encore une fois duñu ay ennemis nañ waxante dëgg dañoo àndoon ñun ñëpp ñu nekk dans l'opposition mais yéen li ngeen di def nii dafa baaxul yéen ñi may waxal nag xam ngeen seen bopp bu baax a baax xam ngeen fan ngeen bokk régler leen Idrissa du seen moroom waaw Idrissa Seck moom il se comporte en homme d'état bi mu nekk moom ci loolu la nekk sénégalais yi naw ko ci lool man ñëpp ñaata nit ñoo ma interpellé wax ma rek Idrissa Seck comportement nii mu defee ni ko ci sénégalais yi nawee mais lan la pourquoi ngeen doy waar lii nag dafa war a jeex dootuñu leen may dara li xale naan duñu leen may dara dootuñu leen may dara duñ leen may ngeen fiy nekk di ko ñàkkal fayda ak di ko sosal sos moom dafa baaxul yéen si vous vous réclamez musulman da ngeen war a am comportement musulman bàyyi leen li ngeen di def finalu vendredi bii Idrissa Seck ak képp koo xam ne militant nga ak njabootam nga da ngay supporter le Sénégal parce que ñun on est des patriotes ñun ay sénégalais lañu lii match bi ça n'a rien à voir avec Macky Sall ça n'a rien à voir ak affaire politique lii ñëpp c'est citoyen ñun ñëpp c'est national ñun ñëpp fi mu nekk nii ñooy taxaw man mii giseen moom ni may nekk maire vendredi bu soobee yàlla sama mayo laay sol daal di dem taxaw yi supporter ji sama équipe loolu mooy dëgg Idrissa n'a rien dit waxu ko c'est pas vrai waxu ko seen publication boobu ngeen def nag mu ridicule pathétique na ngeen ko dindi loolu mooy dëgg na ngeen ko dindi te ngeen bàyyi seen yi ñàkk fayda yi ngeen di def parce que lii c'est pas bien Sénégal nag laa jël à témoin ngeen xam ne que lii sos la dañ koo sosal suñu leader defu ko tey defu ko ëllëg waxu ko it xamul sax fan la jóge et moi qui vous parle xam naa ne Idrissa Seck boo moytu sax gisu ko parce que moom duggul si ba di ko xam page officielle am la géré wax ak sénégalais yi mi ngi noonu kon nag dama leen wax ni leen tey duma ko guddal c'était juste pour éclaircir pour indi ay ki ngeen xam ne que lii ci ay affaire yàq rek la jógee pour affaire yàqal Idrissa Seck rek ndax xam nañ ni que fi mu nekk ni sénégalais jox nañ ko bopp xam nañ ni Idrissa Seck ay la yowén moo fi des ay la ku mu neex Idrissa Seck moo fi des ku mu naqari Idrissa Seck moo fi des loolu la yàlla dogal léegi nag nañu ànd incha allah ba 2024 yàlla nañ sa bakkan yóbbu yàlla nañ yàlla yóbbu ci 2024 incha allah Idrissa Seck mun leen koo génne ci seen politique bi gis nañ leen seen affaire yi ngeen def waaw ay politiciens yi ñoo yàq réew mi dugg na fi génn na fi bàyyi leen jàmbur ngir yàlla ak yonent bi bàyyi leen jàmbur ni mu leen def leen ko ni mu leen def nii def leen ko loolu mooy dëgg
ma ciy profité nag di leen remercier bu baax a baax di ñaanalaat suñu lions yi incha allah vendredi bu soobee yàlla ak yonent bi ñun de parti Rewmi dañuy taxaw supporter suñu lions yi bu baax a baax ñun ak suñu leader. te bu soobee yàlla ak yonent bi maa ngi ñaan suñu borom nag Sénégal gagné bu soobee yàlla di ngeen dégg Idrissa Seck dina génn sénégalais yi pour daal di remercier féliciter sénégalais yi ñu gagné ak ñu ñàkk gagné dina génn fa parce que Sénégal moom am na ndam ba pare ndax dem final rek déjà c'est dañ liñ naan xale naan bu fi yemoon sax neex kon nag mi ngi noonu wasalaam maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup.